Vous êtes bachelier ou étudiant des séries scientifiques. Vous aspirez à devenir un cadre polyvalent, capable d'appréhender les nouveaux défis qui gouvernent le monde des sciences et de la technologie. Entrez dans la grande histoire de l'École supérieure de génie industriel et biologique. Votre formation est assurée par des universitaires certifiés CAMES, avec plusieurs années d'expérience dans le domaine. ESGIB vous offre une formation dans les filières suivantes: génie biologique, génie des industries agroalimentaires, génie des industries chimiques, hygiène, qualité, sécurité et environnement, génie des procédés industriels. Les inscriptions et réinscriptions se poursuivent. Nous sommes à Sacré-Cœur 3 Extension, en face VDN. Pour tout renseignement complémentaire, appelez-nous au 33 867 02 03, 33 867 02 03 ou au 77 094 05 75, 77 094 05 75. Email esgib@gmail.com et GIB, la lumière du savoir. Der may leen yo fay naa la soxna Aram Touré madame Ngom di gën a fës léegi ginnaaw bàkk bi. mbokk yi jërë ngeen jëf seen ànd ak télévision Futur Média xibaar yi jéggalu li ci gën a fës bokk ci Guinée nekk ci guddi gu bërsëtagul la ko waral Guinée Conakry askan wi dañoo yeewoo manifester ak taal ba am ñu ci ñàkk seeni bakkan waa kër Cellou Dalein Diallo ñi ngi jiiñ Alpha Condé day sàcc élection yi ñoom ñaar ñëpp ne ñoo gañe ci xob yi guinéen yi di yeewoo fii ci Sénégal kenn demul ñu des ndax manifester nañ ca kanamu ambassade ba fii ci Ndakaaru nañ ci ànd ak yéen ci reportage ba léegi ci wàllu Guinée Conakry boobu dinañu fekki sunu ndaw Barka Ba ma ñu fa teewal mu indil ñu leeral ci jamono ji naka la askan wi def foofu ba léegi ci wàllu li gën a fës beneen musiba bu fi mbas mi coronavirus indi jàpp leen ne junni xale yu jigéen ëmbal nañ leen fii ci Ndakaaru ci jamono jooju grossesse non désirée ni ko tubaab di waxee muy musiba ci ñoom ndax ñi koy faral di def dañuy daw seen responsabilité ci xibaar yi dinañ ci dégg voix et leadership des femmes du Sénégal ñi siiwal xayma gi ban njeexital ak yan saafara lañ ci indi dinañ ci leerlu ci biir xibaar yi ba léegi ci wàllu li ci gën a fës jàng mi ak coronavirus bi ubbi tey jàng tey ndax dana mën a am COSYDEP taxaw si ngir mu am année scolaire bu mucc ayib dinañ ci dégg seen njiit Cheikh Mbow lay wuyoo jamono ji tàngaay gu metti moo wër Sénégal rawatina ca Tëngéej ñoom ña ngi jooy askan wa ku nekk ak say pexe ngir am tuuti péex Ousseynou Thiam lañ ci nar a àndal mu indil ñu ci leeral ponk yooyu di li ci gën a fës nes tuut ñu yaatal ko incha allah. mbokk yi niñ leen ko waxee ci ponk yi Guinée Conakry yi xëyee fitna la ko waral Cellou Dalein Diallo jiiñ na Alpha Condé ni day sàcc élection yi ba tax ñi farak ñoom ñu ci ëpp génn nañ manifester taal am ñu ci ñàkk seen bakkan balaa ñuy dem ca Guinée Conakry fekki fa Barka Ba dañuy jiitu fii ci Sénégal ndax ca buntu ambassade ba ay doomu Guinée fii ci Ndakaaru xëy nañ manifester ji ñoom it jàpp nañ ne Alpha Condé day jalgati élection yi ba tax duñ ko nangu tey duñ ko nangu ëllëg ci leeral Fatima Touré Youssou Baro ñoo fa teewoon. ay doomu Guinée lañu daal ci dëkku fii ci Sénégal ñu mer ba futu nag fësal ko lool taxaw ci seen buntu ambassade lu ñuy ñaawlu mooy li nga xam ne rek la ñu jàppee ni mooy seen victoire u candidat Cellou Dalein Diallo ñoom nag duut baaraamu tuuma ki nga xam ne rek moo di seen yi waaye nag
tey mooy rek ñu daal ci rek respecté li nga xam ne rek moo di dëgg bi nga xam ne rek urne yi joxe na ko ci élection présidentielle yi nga xamoon am na ca Guinée Conakry waxee victoire koo xam ni tey jii nii amu ko ndaxte ñun dañoo jàpp ni suñu leader ki nga xam ne moo di Cellou Dalein Diallo moo gagné élection yi lu ñuy def nag dafa mel ni rek dañuy nga xam ne moo di victoire bi baatu peuple guinéen moom moo taxaw mooy bëgg ki nga xam ne moo di Cellou Dalein Diallo. Écoutez, mais on a marre des Alpha Condé avec ses clans. ñoo sonn ci clan yi nga xam ne Alpha Condé mu ngi koy def ci suñu dëkk tey nag lu ñu bëgg mooy victoire bi nga xam ne suñu leader am na ko ñu daat koy joxe. nekk dëkk bu nga xam ne dafa tofoo ak Guinée Conakry bu fa coow daati jubee rek faw rek mu am ay jeexital bu baax fii ci Sénégal loolee nag la manifeste ci xamale. ñi ngi jéggalu ci élément boobu noonu mu daggee dañu naan coow dem ba ca Conakry fekki fa Barka Ba ñi ngeen ko gisee ci élément bi doomu Guinée yi manifester fii waaye gën naa tar foofu ca Conakry la ko waral am na ñu ñàkk seen bakkan foofu Barka Ba gannaaw bu mu la nuyoo naka la askanu Guinée xëyee yendoo ko ak manifester yi. dafa mel ni mbir yi léegi lay doog taxaar naa si dëggantaan bu commission nationale indépendante bi muy kuréel guy saytu élection bi commencé rotal résultat partiel ci résultat yooyu Guinée 38 régions moo ko ëmb 4 lañ ci génnee ci 4 yooyu 4 yu ñu wone yëpp de Alpha Condé la ñu déclaré ne moom moo ci raw Cellou Dalein Diallo mbir boobu nag bi mu amee quartier yi nga xam ne dañu favorable Cellou Dalein Diallo yu ci ëpp ci li ñuy wax l'axe mu commencé am ay jeunes yu génn daal di taal ay di jàmmarloog force de l'ordre yi ba am na ñu ci nemmeeku ne ñàkk nañ ci seen bakkan mu mel ni commencé na yëg dëgg Cellou Dalein Diallo bi ñu tudd moom ci boppam depuis démb kenn mënul dugg këram ay force de l'ordre ñoom ñoo ñëw daal di bare encercler côté boobu noonu kenn du génn kenn du dugg ñun jëmoon nañ fa dem tey ci suba mënul accéder ci domicile Cellou Dalein Diallo leneen li mu ay gox ci biir Guinée yu mel ni Kissidougou Macenta nekk côté région forestière bi foofu tamit amoon na ay affrontement entre partisans bu Alpha Condé ak bu Cellou Dalein Diallo mu mel ni daal affrontement yi ñu doon ragal ñëpp di ko redouter mu ngi commencé à dank fu mu toll nii nag soo déggee ne capitale bi ndax yëngatu na ay pàcc la lu jëm ci centre ville bi lu mel ni Kaloum foofu ñi ñaa ngi dox di dox seen soxla na problème waaye quartier nooru Conakry yi ñu leen di tuddee l'axe mu jëtoo Kossa Hamdalay Wanindra foofu noonu ay yëngu-yëngu parce que partisan wu Cellou Dalein Diallo yi foofu lañ gën a bëri ñu la waxee ndax Dakar dafa yëngatu ñenn ñi mun nañ la wax ne su dee centre ville lañ nekk Sandaga wala Point E dara xewu fa waaye soo demee Guédiawaye Pikine wala Yëmbal foofu la mbir yi di am noonu la Conakry loolu moo tax souvent suñu ne dafa yëngatu am ñoo xam ne dañuy jàpp ne amul lu yëngatu ay Conakry ñu comprendre ko noonu leneen lu ñu leen bëgg si mooy que commission électorale nationale bi dina génnewaat fii ak ngoon résultat mu mel ni dañu nekk di bennal résultat yi alors est-ce que yooyu yan résultat moo nar a duppee ci urne yi kenn xamagul waaye lu am ba des daal mooy tension bi yeeg ndànk-ndànk fii ci Conakry soxna Naata Mbaye jërëjëf Barka Ba ñu jàpp rek ni kon foofu ca Conakry di nga ñu toppal xibaar yi ba nu mu mënti demee di ngeen ko xam fii ci télévision Futur Média ñi ngi leen ko doon junj démb ak bong tàngal yoo xam ni dañ mandargaal ay xale yu ndaw yu ci def naka sudul noonu ay naatal la ba tax boroom kër yi xëy nañ laaj leen dañ cee mer ba futtu ñi ngi sàkku ci nguur gi ñu indi ci saafara balaa yi jóge bitim réew ñu koy jeggaani ñëw fii di yàq sunu xale yi Mamadou Fall Thierno Laurent Mendy lañ ci yàndal ni ñu réagiré mooy wane ni metti na leen vidéo ay gone yu téye ay bonbon yu ñu def ay image yu baaxul dara moonte sax ñoom ñëpp dañoo choqué. boo métti na ma trop parce que soo xoolee image bi gis naa ne c'est 2 jeunes yoo xam ne maanaam dafa mel ni dañuy fonante. vraiment ça m'a choqué franchement parler choqué na ma. bu ñu neexee
dañu fonante bu ñu neexee ñu tiir. lii day garaaw na garaaw goo xam te ni kenn mënu ko natt te responsabilité yi nag mën nañ koy xayma ci ñaari pàcc. waaw xam nga lu jëm ci xale maa ngi doon wax sànq ci nasaraan ñaar ñoo ko war a toppatoo mooy société bi ci boppam ndax société bi nga xam ne dafa négliger mbirum xale du baax du dox du am paix du am jàmm lépp ci gone lay commencer léegi nag dama bëggoon séentu responsabilité état mu taxaw temm ne lii ma maa ko war a yëkkati topp ko. matul ñuy seet fu sori ñi def lii li ñu bëgg moo di fexe ba détourner suñu doom yi. yii ay image la yoo xam ne pour yàq suñu tuut tànk yi la. moo tax loolu nag ñuy ñaan nguur état bi jóg si parce que yooyu du ay image yoo xam ne du suñu réalité. maanaam dañ ko war a moytu du jël yenn objets yi nga xam ne mën naa yàq adunay xale yi ñu leen koy jox ngir bégal leen quoi. gone dafa néew doole faaw ñu taxawal ko protéger ko. renforcer devoir de surveillance bi saytu xale yi xool leen xool li ñu leen di jox xool li ñuy seetaan xool aussi ni ñuy nekkee lu am solo lool ndax loolu moom xëy na bu fekkee ne am na lu doon loo xam ne la du lu ñuy rafetlu lool. ngir mu am nag protection bu mucc ayib faaw nguur gi appliquer li nga xam te ni moo di yoon ci ni mu tëddee. li doon wax léegi li nga xam ne moom mooy aar nit ak élève mooy loi dañ koy jële ci réew mi li ñu def bitim réew baax na mais doyul il faut que suñu loi yi ñu yore ci biir ñu dugal ko ci def ko ci code boobu il faut mu jeex su demee ba jeex ba génn ñu def ko ci loxo juge moo koy appliquer. seetlu gi benn la état bi war naa tegi jéego nu mu gën a gaawee ngir rek dakkal yi la ñaawteef yi nga xam te ni mën naa yàq suñuy doom di gis-gisu yenn ci waajur yi. xanaa ay góor ak jigéen lañ wala. ay ñu boole góor ak jigéen ki góor. Mamadou Fall coronavirus du ci yaram wérgu yaram rek lay lore indi na beneen musiba bi mu fi xeweek léegi ci xayma lu toll ci junni xale yu jigéen ëmbal nañ leen ci lu dul seen coobare lañ ko mën a waxee ndax ñi leen koy teg dañuy faral di daw seen responsabilité muy xayma gu tukkee ci kuréel gu ñuy woowee voix et leadership des femmes au Sénégal ban njeexital la mën a am waaye lan moo ci saafara it Ibou Diouf Youssou Baro lañ ko dénk. bu ñuy wax ci soxna yi ak xale yu jigéen yi dinañ faral di wax rek li ñu jàpp ne dafa méngoowul ci niñ leen di traité ci seen yëngu-yëngu loolu weesoo nag soxna yi nga xam ne ñoo seq projet voix et leadership fii ci Sénégal war nañu wax ci chiffres yi nga xamante ne fësal nañ ko gannaaw mbas mi ba mu amee léegi fii ci réew mi. seetlu bi ak Covid bi ren gis nañ ni xale yu jigéen yi dañoo ëmb lu bëri ci xale yu jigéen yi dañoo ëmb ndax confinement bi. dañuy wax ne tolli xale jigéen yi moo tax ñu leen di ëmbal mais gis nañ ni ren demuñu dikkuñu ñu ngi ci biir kër yi te bu ñu seetloo nga xam nañ ni grossesse yi ci biir famille yi lay ëpp mais Dakar rek ëpp na 1000 grossesse. leneen lu ñu war a saytu tamit mooy bokk ci li nga xamante ne mooy taxawaayu soxna yi ci wàllu enseignement bi fii ci réew mi. am na jéego wax dëgg yàlla ndax ñu ngi def li ñuy wax discrimination positive. ñu ngi favoriser ñu ngi gën a beral jigéen ñi loxo pour ñu mën a occuper poste de responsabilité waaye nag dafa métti parce que bu fekkee ne yow da nga am jaboot ñu bëgg laa jox poste de responsabilité ci àll bon day xaw a métti nga bàyyi sa jaboot di dem ak a ñëw. beneen mbir bu soxal soxna yi feeti ci projet voix et leadership des femmes mooy nees def ngir taxawaayu soxna yi ci fa ñuy nose gën a fës bu baax. soxna yi de lu am solo la. ndax tey jii bi nga xamee ni càmbar nañ li nga xam ne mooy bëgg-bëgg kuréel yi gis nañ ne kuréel yi dañoo manqué la lu bari. gis daal mooy ci côté loi bi dañu ne xale bu jigéen bu amee 16 ans mun nañ ko maye xale bu góor nag dina dem ba 18 ans door a takk soxna ñu gis nag ne loolu yemul kon li ñu bëgg moo ñu yemale leen. ngir fësal seen kàddu soxna yi nga xamante ne ñoo nekk ci projet voix et leadership war nañu gën a yënguwaat ci lu aju. ci loi yi ak politique yi ñu lal ngir gën taxawal soxna yi fexe tamit ba li ñuy wax parité wala égalité de sexe gën a fës ci bërëbu liggéeykaay. gendarmerie nationale am yéene jàpp ci ak octobre rose bi ngir dépistage cancer ci fukki fan yi ñu dëgmal dinañ ci taxaw bu baax am lim bu takku boo xam ni it bëgg nañ ko ci def Aminata Mbaare Sow Lamine Mandiang ci leeral. fii ci caserne Samba Diéry Diallo ay soxna yu takku. ñoom ñëpp nag ñu ñëw ngir ñu saytu leen seen wér-gi-yaram xool tamit ndax amee wuñu cancer. lu nañu muy personnel bi muy famille gendarme yi muy militaire yi famille militaire yi muy civil yi même personnel pénitence personnel douane ñëpp ñëw nañ fi ñu dépister leen war nañoo jël 600 personnes
fii ak ginnaaw suba defal leen dépistage bi ci fukki fan yi gendarmerie organisé. fi mu toll nii dépisté nañ lu toll ci 412 ci lim boobu nag fanweer ak ñaar la ñu jàpp ne gis nañ ci ñoom jàngoro boobule. gis nañ ci quelques rares cas une trentaine rek mais nekkagul cas yu avancé ay nodule la ay boule yu ay quelques kii ci col bi te yooyu noonu traitement bi mën na gaaw ndax dañ ko détecté très tôt. waa plus ci famille ak ci civil yi fa lañ ko détecté parce que xam nga ñun sooy xool ci armée yi chaque année day am visite systématique ñuy xool suñu yaram moo tax ñoom chaque année di nga mën a jël xoolaat sa yaram léegi ñu ngi ko gën a gis ci civil yi ak ci famille yi. lu toll ci juróom benn téeméeri soxna la ñu fas yéene dépisté ci octobre rose li nag di ab initiative bu waa gendarmerie jël. ubbi tey jàng tey moom mooy yéene COSYDEP Cheikh Mbow mi ko jiite mandargaal na ko démb ba ñuy lancé seen campagne bi ñu teewlu ko. génn muy ab Covid at bu xaw a jafe xale yi manqué waxtu yu bëri booy seet ñi def examen ñàkk nañ ñetti weer ñi nekkul examen ñàkk nañ juróom-ñaari weer kon te loolu jéem a wax sax ni mën nga ko fatt day jafe soo koy fatt ci ay at nga koy fattee moo waral war nañoo fexe ba at bu jot. ñu jéem a jël maximum ci at bi pour mën a mottali li manqué woon moo waral suñu sama ñu woote ubbi tey jàng tey bi mais aussi woote pour que gouvernement bi engagé waat waxtaan bi mu doon def ak jàngalekat yi ba nga xam ne ci biir at bi doom ay jafe-jafe woote aussi pour que fête scolaire yi ñu xoolaat ko parce que xëy na am na ci yenn fête yoo xam ne soxlawuñu ko wala war nañ ko mën a wàññi woote aussi pour que tëjumtu école bi mu mën a egg ba ci cappandar gi bu ñu defee noonu ba nga xam ne mën a li tubaab a optimiser temps bi jël maximum ci temps bi mën naa tax ñu am lu ñu wàññi ci li ñu manqué woon li ci des nag mooy xale yi nga xam ne war nañ ci gën a def attention mooy xale yi nekk ci classe intermédiaire 3 millions yoo xam ne toog nañ juróom-ñaari weer ba xaw na sax am na si bëri ñoom ñoo xam ni bu ñu amul waajur yu ko mën xaw na ñoo fàtte lu bëri kon ñooñu nag weer yu njëkk yi ci dellu ci l'école bi muy novembre ak décembre dafa war a féete ci li ñuy tuddee remise à niveau ci nafaraat leen ci tàggataat leen ba ñu mën a dikkaat ndànk-ndànk donc loolu moom mooy li war a jiitu mais ñu xam ne waxtu wi ñu manqué moom mënoo koo fatt ci benn at xëy na ci ay at nga koy fatt moo waral coow liy am ak perturbation yi Sénégal war naa góorgóorlu ba fii at yi ñu jëm wax dëgg yàlla coow dootul amati bu fekkee gouvernement bi dem na ba lépp lu muy diggee ak ay partenaire am mu koy jëfee loolu bu ko jëfee coow li dana mën a wàññeeku bu ko defee xale yi nag mën a jël maximum ci temps bi pour mën a jàng-jàng bu mat. ziara annuel bu Matam Thierno Samassa daan ko def ren ji du am dox ci tànku Tiwaawan mi niilal gàmmu gi la ko waral mbas mi di ngeen ci dégg ki yor kàddoom ci yeneen i xibaar junj naa leen ko ca ndorteel la ak Tëngéej tàngoor gu metti gi wër Sénégal bàyyiwu leen ñoo ngay jooy ku nekk ak sa pexe ngir am tuuti péex Ousseynou Thiam Ahmadou Bamba Samb. ci diwaanu Tëngéej daanaka gis-gis bi benn la ci askan wi ci tàngoor wi metti wi nga xam ne nii nemmeeku nañ ko jamono ji tàngaay moom ëpp na moom foo ko natt passé na ko man démb sax nelawuma ndax ventilo laa yor te ventilo bi ko yokkee ngelaw li day fort après indi ngelaw lu tàng tey sax damaa xëy nii mais sama bopp bi yëpp a ngi metti dama sonn tàngaay bi metti na trop foo ko natt passé na ko. bon tàngoor wi instant yi metti na trop mais bon yàlla suñu borom rek la quoi. bientôt après dinañ wax ne seddaay bi affaire yooyu kon donc tàngaay bi dañ ciy sant suñu borom rek quoi kenn mënu ci dara. canicule bi moom vraiment c'est insoutenable quoi surtout ñun ñi nekk ci kii di jàngi wàcc ak yooyu noonu mooy loolu dafa tàng na lu bëri sax. mu doon tàngoor woo xam ne wi il faut ñu adapté woo ak moom ci kàddu yi ñenn ci askan wi. boo xoolee naaj bu tàng bi nii dëgg la baaxul parce que bu wàccee ci sa kaw bu naaj bi sali tàngoor bu lay jàpp nii mën na la feebar quoi benn instant. mais tàngoor bi moom ala kulli alin mu am parce que jamono yi nawet bu mosaan a baax dëgg-dëgg bu ñu tolloo fii il faut mu tàng dugub day ñor gerte bi mooy ñoral gerte bi xam nga mooy defal ay gàncax yu bëri daal. naam de du ay pexe moom moo manqué ngir na gën a mën a wàññi lu jëm ci wàllu tàngoor woowu. ah non mais bon di naan ndox bu bëri rek naan ndox bu bëri kese moo la ci mën a génn instant yi naan ndox bu bëri kese. ak man moom ndox mu sedd daal plupart du temps dama naan boo naan ndox mu sedd. da lay gën a yokku tàngaay je préfère naan ndox boo xamante ne bu yem la ci sama gis-gis. bon sama chapeau laay sol des fois bu ma doxee ba ma xam ne tàng na ma daal di teb doom toog seerlu tuuti parce que tàngaay bi moom naaj bi dafay dëgër des fois waaye ñu ngi sant yàlla bu baax parce que ci la ñuy tedd. woowu askan ñu nemmeeku na ñu ngi naan ndox mu bëri nag ci mbégte gi nga xam ne nii dañuy yëngu ci wàllu njaayam ndox mu sedd. loolu doon fi li gën a fës ci xibaar yi soxna Aram Touré Ngom ma jébbal la kàddu gi. jërëjëf Papa Abdoulaye Der